Assalamualaikum mbokku Sénégal, assalamualaikum mbokku diaspora bi, assalamualaikum mbokku MPS jëf ak njariñ. Ñoo ngi leen di ziar ku ci nekk ci sa tour ak sa sante, di leen magal bu baax, di leen balu wax, di leen bal ci gàmmu gi nga xamne ci lañu joggé. Di ñaan yalla lepp luñ fi ñaan ci gàmmu gi suñu borom wasaare ko mu doon ay xéewal ci réewu Sénégal. Doon ay xéewal aussi ci MPS gi nu bokk, doon ay xéewal ci njaareem gi nu dëkk. Maa ngi ziar ñëpp, di ziar ñi may fekk ni ci bunt bi di Serigne Amar Mbay, Serigne Alsaan Diouf, ñi ngi lay béggee. Waaw, yaayu Libaas Ndaw, Laay Badiane sama xarit, maa ngi lay ziar. Serigne Modou Silla, ñoo ngi leen di ziar, leen béggee ñëpp, leen màggal, leen jox seen wàccuwaay. Di balu ak ñëpp, di balax ñëpp comme niñ ko waxee sànq ba léegi. Di ziar sama frère Ablaye Mar ci France, maa ngi lay ziar, di la béggee. Souleymane Diagne, waaw, Ismaïla Gueye mon grand frère, maa ngi lay béggee yow di la ziaré. El Hadj Mame Thierno Thiam, waaw, ak waa MPS yëpp ñoo ngi leen di béggee, di leen ziar bu baax a baax a baax. Di sant bu baax, di tàmbali suñu waxtaan, di fàttali suñu mbokk yi ñaari xew-xew yi nga xam ne xewoon nañ ci ay réew yi jullit. Benn bi xew ci réew yi jullit, benn bi xew ci sunu mbokku africain yi. Xew-xew bu ci njëkk mooy li nga xam ne moo xew fële woon ca Birmanie, mooy Rohingya yi, mooy jullit ñooñu nga xamante ne bi bouddhiste yi fële ca Birmanie dañ leen doon faat, di leen rey. ñoo ngi leen di bàyyi xel, waaw, di leen ñaanal yàlla ci barkeb gàmmu gi natt yooyu ak jafe-jafe yooyu suñu borom teggi ko. Di fàttaliku tamit suñu mbokk africain yi nekk ca Libye, ndaxte ku ci nekk xam ne ne la nekk Libye ñaaw na, metti na, te ba léegi mi nga fay am, te ba léegi gisaguñu njiitu africain yi ñu jóg jéem ca dara wala ñu jéem koo saafara. Ñenn ñi gis nañ ñi ngi yóbbu ay avion di jëli seeni mbokk, ku mel ni Samuel Eto'o dañ koy gërëm, di gërëm ku mel ni Yaya Touré, di gërëm Pascal Faye Nduno, ndax Samuel Eto'o sax bi jëli na doomi Cameroun ya, kenn ku ci nekk bi nga ñëwee jox na la 1,5 million pour nga tàmbaliwaat sa liggéey. Donc di gërëm aussi Pascal Faye Nduno bu Guinée ak Yaya Touré bu Côte d'Ivoire. Ñooñu au moins xalaat nañ seen ay doomu réew ba mën a dem ba Libye ba jëli seeni doomu réew, ba ku ca ñëw ñu jëkkati sax 1 million de francs teg ko ci sa loxo ne la demal nga góorgóorlu. Ñooñu ñi ngi leen di sant bu baax ndax ay exemple lañu. Alpha Blondy exemple la ci Sénégal ak ci Afrique. Tiken Jah Fakoly, ñoom Koffi Olomide, ñooñu ay doomi Afrique lañ yoo xam ne gëm nañ Afrique ba la xew Libye naqarlu nañ ko, mu metti leen, ñu dem doxi ko jëli Libye seeni mbokk ya nekk ca Libye ba dimbale leen. Loolu dañ leen koy gërëme ñoom, ndaxte wax fa dëgg yàlla wane nañ esprit panafricaniste bi ñu amee, wane nañu aussi bëgg seen réew ak seen continent gi. wute nañoo nag ñi nga xam ne dañuy rey sénégalais yi ak africains yi Libye di leen jaay 150 000, ñoom ñu nekk di taaxuraan ca Bercy. ñooñu amuñu benn njariñ, te maa ngi ñaan sénégalais yi ñu leen di bàyyi xel, yan africain ak yan nit ñoo jóg ngir seen réew ak seen ay continent, ak yan nit ñoo nekk ay affairiste, ay nit ñoo xam ne intérêt la ñuy wut pour duunal seen gafaka, mais xalaatuñu ne sax ay africain, ay doomu Sénégal ñu ngi leen di jaay fanweeri junni ca Libye. Kon nag hommage à Alpha Blondy, Tiken Jah Fakoly, Samuel Eto'o, Koffi Olomide, Yaya Touré, ñooñu ay doomu Afrique lan ñu bëgg seen continent, di jëf ngir seen continent.
waaw ñi nga xam ne nag taaxuraan la ñuy nekk Bercy ak a woy ak a fonto nit ñi ak di campagnal Macky Sall ñooñu daanaka ñoom amuñu solo waaw amuñu solo waaw daanaka jarul sax ñuy tudd seen tur ndax daanaka tudd seen tur defal leen publicité la léegi man jarala tuma ko. waaw ñu ñëw ci point bi nga xamante ne bi moom lañ bëgg a ubbee ku ci nekk xam na ne assemblée nationale du Sénégal levé nañ immunité wu Khalifa Sall. levé immunité wu Khalifa Sall mooy à partir de keroog bis boobu samedi bi weesu Khalifa Sall dindi nañ mbalaanum kiiraayam maanaam dañ koy àtte ci li nga xam ne moom la ñuy wax caisse d'avance yi nga xam ne moom lañ ko téewee levé immunité ba nag ku ci nekk gis na nam mel gis na nam ñaawe ñu def ko samedi ci guddi ba seddi dimanche muy jikko ju ñaaw bu dee lu leer la da nga koy def ci digg bëccëg mais def ko xaaju guddi pour bët set di dimanche nit ñi kenn du bëri coow. nañ ko defee tamit doon defin boo xamante ne bii mooy politique bëgg nañoo jàpp waa ji yóbbu ko kaso denc ko tëj ko soit 3 ans de prison pour du mën a bokk ci élection yi loolu rek la. te loolu jàpp naa ne Sénégal yëpp xam nañ ko fi ñu toll nii ci président Sall ne yitteem ak ay projet am yëpp. mooy comme ni mu ko waxee woon je vais réduire l'opposition jusqu'au strict minimum da leen di réduire ba nga xam ne dañoo doon ñoom ba doonatuñu dara te yaakaar naa ne mi ngi koy réussir ak complicité wu ñenn ñi ci Sénégal maanaam génne Karim Wade réew mi ne ko dootoo fi dikk jël Khalifa Sall tëj ci kaso bi ñeneen ñi ci des te xaj na mu mëneel leen dara mu leen di yónnee ay CREI yi ak ay ARMP yi demee noonu pour ñu leen di enquête ak yooyu. loolu nag nekk na mbir moo xam ne mbir mu naqari sénégalais yépp la ku ci nekk gis na taxawaay bi nga xam ne moom la fa député ya taxawe ku ci nekk gis na fa aussi li nga xam ne moom moo fa xew keroog ci guddi googu Moustapha Niass mag moo xam ne daanaka am nga juróom-ñetti fukki at di bokk ci combine yooyu ñuy lever immunité wu parlementaire u benn député di maire de Dakar ville bi ëpp doole ci presque ci Afrique sowwu jant ak ci Sénégal di capitalu Sénégal ñu tëj ko bëgg a yóbbu maire yi ba sous délégation spéciale parce que lépp pexey Macky Sall mooy contrôler Dakar. contrôler Dakar mooy lan mooy que ni Dakar am na 4 millions d'habitants donc capitale bi ku ko gagné région de Diourbel ndax Touba gagné Thiès gagné nga Sénégal foofu la électorat bi nekk il faut nit ñi tamit di xam. enjeu yi nga xamante ne bi moom moo waral gars yi di néewal doole gaañe parce que Dakar bu fekkente ne bi am na bu dee électorat ba la am na 2 millions d'électeurs Touba ak région de Diourbel am 1 million d'électeurs Thiès am 800 000 électeurs donc 3 millions 800 jàpp à 4 millions ci ñi nar a voté ñëpp ñi nekk ci fichier électoral bi ñu ngi ci diggante Dakar Diourbel ak Thiès ñi ci des ay Saint-Louis ay Ziguinchor ay Louga yooyu ay 300 000 votants lañu am ak i 400 000 votants lépp nag boo boolee lépp ay 300 000 ak yooyu lañu am moo tax ñooñu soxaluñu leen. léegi nag Dakar gi ñu bëgg a moom te depuis mun Macky Sall booba ba léegi mi ngi xëccoo mënu ko moom moo waral ñu jàpp Khalifa Sall néewal ko doole toroxal ko nii ba mu ne tot yóbbu ko kaso di ko toroxal saa su ne ci caisse d'avance. ci 1 milliard 800 boo xam ne ñooñu tey nekk ci nguurug Sénégal mais kuñ ci audité woon tëj la kasoon parce que ay milliards yu dul jeex la ñu yore te milliards yooyu ñoom mënuñu leeral fan lañ ko jëlee. assemblée nationale nag ku ci nekk xam na ne assemblée nationale lu Macky Sall la ku ci nekk xam na ko assemblée nationale la boo xam ne 125 députés la fa Macky Sall am ñi si des di opposition bi benn indépendant lañ fa am muy Ousmane Sonko. loolu moom mooy tax ma xaw a transiter tuuti ci assemblée nationale li fa xewoon fan yi ginnaaw bu ñu jógee ci waxu Khalifa Sall gis ngeen fan yi Ousmane Sonko ci bi nga xamante ni Amadou Ba dem na fa Ousmane Sonko di wax ak moom di ko laaj lan moo waral impôt yi ñuy dagg député bi fayee ko 1 million 300 il faut ngeen xam ne député simple ci assemblée nationale du Sénégal 1 million 300 lay fayee ko député yi nga xam ne ñoom ñooy vice président yeeg président de commission yi ay 2 millions la ñuy fayee ko président groupe parlementaire dana dem ba 5 millions il faut ngeen xam yooyu ne suñu xaalis noonu lañ koy séddalee député yi te ku ci nekk ñii yor nañ 1000 litres carburant ñii 2000 litres carburant loolu il faut ngeen xam ko Ousmane Sonko wax ko ne ko lan moo waral ab député ñu may fay man député simple 1 million 300 mille di ma dagg 1500 francs l'impôt
un enseignant buy fayeeku 200 000 wala 300 000 ñu koy dagg 70 000 francs l'impôt. loolu bi mu ko waxee Amadou Ba, mais Amadou Ba ministre de l'économie et des finances du Sénégal nga xam ne bu dee ci ordre protocolaire moom mooy 4e personnalité du gouvernement du Sénégal ginnaaw président de la République, ginnaaw premier ministre, ginnaaw ministre des affaires étrangères, ministre de l'économie et des finances mooy ki ëpp doole ci réew mi. yow yaay taxaw assemblée nationale Ousmane Sonko la laaj la rek benn laaj ne la waaye yow ministre lan moo waral man député bi fayeeku 1 300 000 nga di ma dagg 1500 francs, jàngalekat bi fayeeku 300 000 francs nga koy dagg 50 000. mais Amadou Ba xam ngeen lu mu si teg? waaw loolu de su amee dañ ko war a déclarer, ku ko déclarer wul nag sa affaire la. dégg ngeen bu baax li ma wax. La 4e personnalité du Sénégal ci gouvernement du Sénégal nee na ci assemblée nationale du Sénégal li ñuy dagg enseignants yi ak 70 000 ak yeneen yi ñuy dagg di dagg député yi ñetti téeméer ku mu neex nga déclaré ko, ku mu neexul sa affaire la. mais loolu ban waxu kooku kon moo ko gën a nekk ku yaree di ko. fan la ñuy yare nit ñi ci Sénégal léegi fan yéen a ngi wax ne Sénégal nit ñi dañu war a yaru, dañu war a respecter président, dañu war a respecter ministres yi, dañu war a respecter conseil constitutionnel, dañu war a respecter chef religieux yi. waaw dañu war a respectente, dañoo war a respectente. yow ministre bi soo bëggee ñu respecter la da ngay respecter sénégalais yi, mais du yoon ngay ab ministre suba ñu mën laa dàq doo dara. ab inspecteur impôt et domaine nga ñu fal la ministre ngay taxaw assemblée nationale du Sénégal devant tout le peuple sénégalais nga naan ku mu neex nga déclaré ko, ku ko déclaré sa affaire la. mais Amadou Ba moo gën a yaree di ku ñëpp. Amadou Ba laa wax ministre de l'économie et des finances yaruwul, nañ ko yar. yéen enseignants yi, yéen fonctionnaires yi ñuy dagg 70 000 francs génn leen ngeen régler problème Amadou Ba. parce que c'est pas normal yow député yi war laa auditer, yow ministre nga ndaw nga. Sénégal dañoo yaakaar ne assemblée nationale du Sénégal bu ministre bi demee wala premier ministre bi moom moo yilif député yi. déedéet député yi ñooy kilifaam moom ministre boobu. pourquoi mu taxaw jàkkaarloog député yi naan ku ko ci def baax na, ku ko ci defut sa affaire la. pourquoi ñu koy may loolu? parce que Sénégal ni mu tëddee moo jaaduwul. Sénégal dañoo jël ay ministre ak ay nit ñoo xamante ne bi tekkiwuñu dara barki Dembo Ndiaye def leen ay ministre ñu ñëw taxaw ci kanam ñi di leen fontoo. pourquoi Amadou Ba ñemee taxaw ci assemblée nationale du Sénégal dane waaw mbir mi noonu lay demee ku ko def baax na, ku ko deful c'est ton problème. lii moo tax ñu def la ministre yow. heure bii tey ca suba ga bi mu waxee loolu Macky Sall waroon na dàq Amadou Ba, mais du ko dàq parce que moom mooy dox ay yitteem. ñun nag duñ ko nangu, duñ nangu Amadou Ba ñëw di ñu yàpp. nous sommes des élus. man conseil municipal la, député yi dañu leen fal de. Sénégal moo leen fal ñu am mandat 5 ans. boo taxawee ci assemblée nationale yow ministre bi ndaw nga war ngaa respecter député yi, war nga leen a jox cër. avec ça ñuy bëgg a tympaniser nit ñi naan war ngeen a yaru. fan la nit ñi di yaroo? fan la nit ñi di yaroo bu fekkee yow ñi jiite yaa gën a yaree di ko. Amadou Ba jikko ku yaree di ko la def ci assemblée nationale du Sénégal te il faut ñu dénoncer ko ba ñëpp xam ko. soo bëggee ñu jox la cër da ngay jox nit ñi cër. loolu benn la. ñaareel ba Amadou Ba xamul dara, il faut ngeen xam ko. Amadou Ba est-ce que xam ngeen ne moo ngi indil Sénégal 61% de dette extérieure. Sénégal li muy exporté, li muy produire di ko jaayi bitim réew, saa buñ ko jaayee ba pare 61% yi téeméer boo jël juróom benn fukk yi ak benn bor lañ koy fayee bitim réew. kooku xam na dara. leb rek la fi nekke. waaye yow leb dong ngay def xaalis di lemi yóbbu garantie bi muy joxe bitim réew garantie Sénégal la. suñuy ressource suñ pétrole ak sunu zircon bi ak gaz bi am ci Sénégal moom la Amadou Ba di garantie bitim réew ngir ñu mën noo lebal xaalis buñ tabaxee jam ñaajo ak tabax yi ñuy def nii. Amadou Ba xamul dara. Amadou Ba mi ngi def déficit public bu 20% ci réew mi. déficit public xam ngeen lan mooy déficit public? dañu yaakaar ne nit ñi xamuñu économie mais moom xamul dara. man maa ko wax, man Assane Sylla maa la wax yow Amadou Ba xamuloo dara. benn xamuloo dara parce que yaruwoo, yaa ngi taxaw assemblée nationale di saaga nit ñi. xamuloo dara ci sa liggéey parce que réew moo xamante ne bi nee nga budget bi 3000 milliards la nga ciy def déficit public bu 20%, xamoo dara. xam ngeen lan mooy déficit public? day taxaw ñu ne waa budget Sénégal estimé nañ ko à 3000 milliards. xayma nañ Sénégal
ñoom ñu ne Sénégal war naa dajale ci at mi ñetti junniy milliards. waa yow ministre bi yow yaa ko wax ne Sénégal lii mën na koo dajale ci at mi dem assemblée nationale wax ko fa ñu voteel la ko année bi jeex yow nga dajale 2500 am nga écartu 500 milliards yoo xam ne waxoon nga ne réew mi dana ko dajale woo ko kon yow say prévision faussé na kon xamul dara bu dee bitim réew la déficit budgétaire ñi ngi leen ki autorisé jusqu'à 4%. bu dee bitim réew Europe ku ci nekk xam ne budget dañ koy xayma waaye am na seuil am na foo xam ne dañ leen wax ne bu fa yemee 4% la war a doon ñun Afrique fii Sénégal 20% la ñuy am déficit budgétaire. loolu moo waral ngeen di dégg ñu naan leen emprunt obligataire xam ngeen lan mooy emprunt obligataire moo wax leen ko. emprunt obligataire mooy bu ñu demee ba Sénégal liquide amatu fi liquidité bu ñu fayee salaire yi fay nit ñi ministre bi day génn daan ne def naa emprunt obligataire mooy dañuy woo milliardaires yi ci Sénégal ñu leb leen seeni milliards tegal leen ci benn intérêt boobu ñu siy teg na ngeen xam ne bu dee bitim réew la 1,5% la bu dee Afrique fii ci Sénégal 6,3%. li ma leen di wax lu mel ni midi la Amadou Ba mënu cee dindi ñaar dërëm bu dee bitim réew la bu ñu lebee milliardaires yi réew moomee dañ leen see tegal 1%, 1,3 wala 1,5. yow Amadou Ba ngay ñëw fii di def emprunt obligataire milliardaires yi Sénégal yi maanaam ñoom Cheikh Amar ñoom Serigne Mboup ñoom ñooñu nga leb leen seeni milliards ba pare tegal leen ci 6%. kon ça veut dire que ne mi ngi yokk ay milliardaires yi ci Sénégal. politique économique gu Amadou Ba du politique gu dara politique gu toroxal Sénégal ak gën ñoo rey gën ñoo yokk ay bor xamul dara nii la demee. bu leen yaakaar ne xam-xam la yor boo xam non c'est un inspecteur des impôts moo Sonko ñoo yam dayo moo waral li leen Sonko di wax munuñ ci dara parce que amul xam-xam bi. lebi bitim réew lay def estimer budget boo xamante ne bi daf koy faussé ñaareel ba mu def emprunt obligataire di dolli milliardaires yi ay milliards loolu moo fa am. xanaa bu ñu leboon sax PMI yi leb leen tuuti xaalis ñooñu ñu tegal leen ci intérêt boobu dimbale sax doomi Sénégal yi nga xam ne amuñu dara mais milliardaires yi Sénégal na ngeen xam ne moom la gouvernement du Sénégal di yokk ay milliards. loolu nag politique économique la boo xamante ne bi ki ko def xamul dara benn ñaareel ba wane na yaree di ko gummat sëkk ci assemblée nationale du Sénégal te foog ñu dénoncé ko kenn du ko seetaan parce que man du ma nekk doomu Sénégal yor ay droit ci réew mi. yow nga taxaw assemblée nationale du Sénégal di ministre des finances yore sunu alal ñun Sénégal ñu dénk la ko di la fay jox la lépp jox la kër jox la logement de fonction jox la salaire bu baax jox la ay indemnité yu neex a neex foo dem bitim réew Sénégal jël ko en charge yore garde du corps yor lépp. ba noppi taxaw assemblée nationale du Sénégal la souveraineté du peuple daan ne waaw lii ñu def moom lañ def bu la neexee nga def ko bu la naqaree comme ci neexut sa affaire la mais Amadou Ba yaruwoo. kon bu leen nu wax nit ñi naan nañ yaru bu ngeen dee bëggee yar waa Sénégal yéen ñi jiite réew mi yaru leen ba pare loolu bëggoon naa ko wax parce que mënuñu toog di seetaan un ministre taxaw di wax lu ko neex ci assemblée nationale parce que mooy kan tu es un ministre simplement tu n'es rien d'autre mën nañ la dàq suba tu n'es pas élu ñun dañ ñoo fal par rapport ak yow man damaa dem xeexi ñu fal ma sama dëkk nag yow doo dara dañ la nommé bu subaa mën nañ la dàq nga delluwaat ci sa impôt et domaine. li gën a metti ci Sénégal nag mooy da ngay toog gis benn ministre yorul woon dara nga toog au bout de 2 ans nga dégg ñu ne milliardaire la pourquoi ngay dégg ñu naan Amadou Ba milliardaire la Amadou Ba fan la nekkee milliardaire. ministres yi Sénégal yi kañ lañ war a mën a nekk ay milliardaire ci réewu Sénégal kañ lañ am xaalis bu toll noonu bay yor ay kër yi 1 milliard ay kër yi 800 millions ay kër yi 500 millions de francs ba pare bañ nit ñi wax ko. ba pare di accuser nit sàcc alors que yow yaa ngi dëkk ci ay milliards foo jëlee milliards yi un inspecteur des impôts et domaines warta ami milliards c'est faux bu amee milliards daf ko sàcc te moom it dañ ko war a auditer buñ ko jàppee yóbbu ko kaso loolu mooy yoon loolu mooy dëgg. beneen bi mooy beneen ministre bi nga xamante ne bi mooy Maïmouna Ndoye Seck jigéen la ndeysaan. Heureusement bi nga xamee ni que ni Souleymane Ndéné Ndiaye wax na ak moom heureusement parce que Souleymane Ndéné Ndiaye sax bien que ci ñoom la bokk mais au moins redressé na tuuti baar bi sinon man dinaa rus ci Sénégal bu fekkee ministre yi lu leen neex la ñuy wax te duñu wax dëgg ministre yu ñemee toog jàkkaarloog askanu Sénégal di wax lu dul dëgg te kenn du la ci wax dara
ba pare bëgg a yar nit ñi naka la mën a nekkee. Maïmouna Ndoye Seck xam ngeen lu wax nee na Macky Sall moo inventé aéroport bi moo ko defar ministre bi yor transport aérien nee na Macky Sall moo inventé aéroport bi moo ko defar. Souleymane Ndéné Ndiaye heureusement génn na ne ko déet aéroport bi kat xalaatu Ablaye Wade la woon bi nga xamante mi ngi woon ci gouvernement Abdou Diouf après bi ñu génnee gouvernement Abdou Diouf affaire booba nekk stand by ba 2000 bi Ablaye Wade ñëwee def étudier defaat lépp tabax ko ba mu yegg fi mu yegg Macky Sall eggale. Macky Sall dafa eggale man Macky Sall du ma ko quitté mérite man bañuma kenn soxoruma kenn Macky Sall du ma ko quitté mérite bi mu am mooy eggale na aéroport bi. waaw mais eggale aéroport bi ça ne veut pas dire que Macky Sall moo defar aéroport bi Maïmouna Ndoye Seck poste ministre bi ñu la fal bu fekkente ne bi da ngaa bëgg a raay Macky Sall raay ko ci leneen mais raay ko ci dëgg del wax dëgg li nga wax du dëgg Maïmouna Ndoye Seck amut. Ablaye Wade moo inventé aéroport bi moo def étude moo ko defar ba 70% Macky Sall ñëw eggale 30% yi war koo inaugurer le 7 wax leen loolu mooy li jub loolu mooy liy dëgg te bu ngeen ko waxee du wàññi ci seen mën-mën dara du wàññi ci seen jëf dara wax sa mbaaxu waay du wàññi ci sa mbaaxu bopp yow dara. Macky Sall taxaw mu gërëm ay Ablaye Wade ne ko jërëjëf ci aéroport bii ba nga koy xalaat 2007 kenn xalaatu ko woon loolu du dara man du ma waa kër Ablaye Wade man je suis indépendant kenn moom ma mais nag li am laay wax Macky Sall mën na taxaw mu ne Ablaye Wade jërëjëf yow mi xalaat kii bi 2007 bi nga koy xalaat Afrique soowu jant kenn xalaatul woon affaire aéroport. kon nag maa ngi leen di ñaan nañ gore gis naa nag Dakar ñu yor fa seen ab oto di wër naan ay les réalisations du président bu leen ci boole aéroport bi moom du seen réalisation ndax fa dëgg yàlla bu ñu waxantee dëgg rek jotee aéroport bi du réalisation Macky Sall. aéroport bi à 70% réalisation Ablaye Wade la Macky Sall mottali ci 30% ba moom avec la continuité de l'État moom mooy ñëw pour inaugurer ko c'est ça la vérité. il faut pas que nag ay ministres yi ndax fal nañ leen ministre rek ndeysaan ñu bëgg a ngoy ci ministre gi tax ñuy wax bay wax lu du dëgg nit ki da ngay gore. doon ministre warul la tere nga nekk gor doon ministre warul tere nga wax dëgg nag yàlla moo ko moom man bu ma nekkoon ministre aussi lu dëgg laay wax boo neexee président bi bu ko neexul moo xam c'est ça loolu la. mais nan la ñuy toogee ministre taxaw assemblée nationale di saaga nit ñi nu mu ko neexee Maïmouna Ndoye Seck taxaw fee di inventé naan way ab Macky Sall moom alors que moom conseiller u Macky Sall bi Macky Sall nekkee premier ministre Macky Sall bi mu nekkee premier ministre Ablaye Wade du ñu ngi defar aéroport bi ñu bëgg a wax ne Macky Sall moom moo ko créé li ñuy wax a nga nii ci ministre yi man dañ may rusloo suñu ministre yi dañ leen di xeeb man dama leen a xeeb laa wax man suñu ministre yi dama leen a xeeb duñu ay nitu dara ay al toppe lañ yoo xamante ne bi amuñu gëm-gëm amuñu conviction boo waxee ne ñooy avec l'impulsion du président sous la vision du président yow an sa vision yow tu n'as pas de vision yow amuloo xalaat yow dañ la fal ministre fal la ndaw nga nekk responsable ñu jox la département ministériel boo xam ne voté nañ la budget wu 80 milliards ou 100 milliards de francs nga taxaw di inventer des choses yoo xamante ne bii c'est pas normal dañ ko war a dénoncer. tarifu aéroport yi nag dégg naa ko yónnee nañ ma tarif yi aéroport bi yónnee nañ ma tarif yi de tarif yi ma gis yu seer la ay aéroport Dakar 13000 francs ay aéroport Thiès 11000 francs ay aéroport Mbour 12000 francs moom laa fi gis ci tarif yi ma yónnee ci aéroport bi. tarif aéroport bi nag benn maa ngi koy wax moom Maïmouna Ndoye Seck billet avion yi nañ ko ci def ab moodu boo wax wala kuy voyager koo xamante ni bi dafa war a jógee bitim réew ak kuy dem kooku yoonam warta nekk ci fay billet kooku ay bus ñoo war a am fu ñu ko jële yóbbu ko ci aéroport ba wala bus jële ko aéroport ba yóbbu ko destination te loolu ñu inclure ko ci billet bi. personne lambda yi nga xam ne ñoom ñoo war a ñëw ci aéroport bi di fa xëy di fa liggéey see ak ñi nga xam ne dañuy gunge ñu jaay leen ay billet te jaay leen ko ci billet yu yomb mais billet 12000 13000 14000 jëm 18000 laa fi gis de na ngeen ko xam léegi maa leen ko wax léegi comme information léegi lañ ma ko jox ci suba. ay 15000 francs laa wax de aéroport ak Thiès 15000 francs benn nit bu nekk loolu na ngeen ko xam de na ngeen ko waajal maa ngi koy ñaan nag na ko def ci billet avion yi bu nit di dagg billet tarifu busam nekkaale ci biir nga xam ne du fi nekk naan day paas bus
réew moo dem ci àddina bi aéroport ba fa wàccee bus ba moo lay jël gratuitement yóbbu la ba fa garage ba nekk. bu fekkee comme Thiès la nag nañ la yóbbu Thiès bu fekkee Dakar la nañ la yóbbu Dakar nañ ko def ci biir billet avion bi. loolu vraiment bëggoon naa ko préciser di ziar ñëpp ñiy dugg si ñëpp wallahi maa ngi leen di màggal di leen ziar yéen ñëpp. waaw Ibrahima Faye bëgg naa la Alioune Ndiaye maa ngi lay bëggee bu baax yow tamit Assane Anne waaw ñu ngi kontaan ci yéen di leen ziar di leen ñaan waxtaan yi ngeen di ko partager pour nit ñi di gis liy xew ci réew mi di xam liy xew. ñun ñëwuñu fii pour toroxal kenn ñëwuñu fii pour saaga kenn dañu ñëw rek pour leeral askanu Sénégal liy xew pour ngeen di xam dëgg réew mi gaa ñi ni ñu koy doxalee nu mu demee. ñëwuñu aussi pour manquer respect kenn mais nag dinañ leen wax dëgg gi mooy boo bëggee yar nit ñi na nga yaru yow ba pare yow mi jiite boo yaruwul munoo yar kenn loolu tamit il faut mu xam waaw. loolu vraiment bëggoon naa ko préciser avant may jàll ci affaire Assane Diouf ndax affaire Assane Diouf aussi actualité la te ku ci nekk xam na ne Sénégal yóbbu nañ ko kaso Assane Diouf ndaxte dañ ne dafa saaga ay kilifa. dem aussi def aussi lu ñuy wax trouble à l'ordre public ak yeneen i affaires yoo xam ne chef d'inculpation yoo xam ne le procureur de la république teg na ko ba ñu yóbbu ko rëbës. Assane Diouf nag ay saagaam man Assane Sylla mosuma cee ànd loolu la leer mosuma koo cautionné te duma ko cautionné ba ilaa yow mi diini li ma bëgg a wax foofu nag mooy lenn Assane Diouf dendale na ay saaga ay kilifa. d'accord mais Assane Diouf du moom moo fi mës a saaga tey rek de Souleymane Jules Diop fàttaliku leen ko ministre conseiller la do mi ngi ci gouvernement Macky Sall saaga na fi xalif général des Tidianes wax ko wax ju ñaaw pendant des années ñëwul Sénégal ba bi Macky Sall gagné lay ñëw ak ay garde corps ba mu dem jéggalu ji sëñ Abdou Aziz Junior ñu jéggal ko mu door a léegi ministre la day gundaandaat yori otoom te moo fi saaga Junior ñëpp di koy dégg. Moustapha Cissé Lo saaga na fi moom it fii nu mu ko neexee saaga na ku ko neex fii saaga na sëriñ bu ne saaga na sax Macky Sall après baal nañ ko mu ngi nii léegi ministrable la léegi président parlement la nekk vice président assemblée nationale di nos. yaa xam mbay du conseiller ba bu Macky Sall la déglu ngeen ay audiom lu mu doon wax Assane Diouf du moom moo fi njëkk a saaga procureur de la république nag il faut ngeen xam ne ndaw la procureur laa wax de la république ak procureur général président de la république moo leen di nommé ñoom buñ leen nommé ba pare dañoo war a nekkal askan wi lañ fi war a nekkal mais waruñu fee nekkal ab président wala ab ministre. bien vrai que waa ji bu fekkee li mu def tooñ na koy yoon atte mais na yoon na atte ñu ci def Assane Diouf warul dem kaso Penda Ba di nekk France Assane Diouf warul dem kaso Penda Ba mi saaga nday wolof yëpp Farba Ngom génn fii TFM ñu jox ko télévision bi mu naan waaw sama mbokk la c'est que moom de daa def nii rek dafa juum dafa lii dafa laa waaye Assane Diouf moom xanaa amul nday amul baay xanaa Assane Diouf moom amul ay mbokk yoo xam ne mën nañoo taxaw ñoom it ci télé bi ne dafa juum dafa lii dafa laa mais Penda Ba moom yóbbu nañ ko France quoi yow naal jegeel nguur gi bokkal ci waa nguur gi dafa li tojaange dañ lay sax takkal ay grade ñeneen ñu mënut a takkal grade buñ suspecté ne mën nañ leen a rey ñu rawale leen yóbbu leen France. Assane Diouf moom waaw moom la ñuy jiiñ tox yàmba moom la ñuy jiiñ dof moom la ñuy jiiñ ku bon moom la ñuy jiiñ nangam ñi ci des moom ñi saaga woon ñëpp te bokk ci nguur gi moom ñi ngi noos tey injustice la c'est pas normal. man li ma d'accord mooy bu ñuy jàpp nañ jàpp ñëpp man ànduma ci saaga de Assane Diouf bu saaga ñu war ko denc ci kaso bi nañ ko denc ci kaso bi mais nañ dencaale Penda Ba ci kaso bi. nañu dencaale Souleymane Jules Diop ci kaso bi warul nekk ci biti nañ denc Moustapha Cissé Lo ci kaso bi kon bu boobaa dinaa ne bravo mais nag mënuloo nekk procureur de la république d'accord kilifa nga war nañ la respecter mais su la neexee wala mu arrangé nguur gi nga dem jëli ñooñu enquête jàpp tëj ci kaso bi bu arrangé wul nguur gi yow doo sax yëkkati sa loxo yéen acteurs yi justice bi yéen magistrats yi laay wax ay doomi Sénégal ngeen
muy ngay procureur ngay président tribunal nag laa wax ngay greffier ak koo mënti doon doomi Sénégal ngeen da ngeen a jàng ba yor seen ay lijaa sax du nguur du président de la république du kenn ku leen yóbbu foofa seen xam-xam ak seen xarañte moo tax ngeen doon li ngeen doon ak ndimbalu suñu borom. waru leen a seetaan ab état di leen manipuler ngeen di jàpp ñu leen neex di bàyyi ñu leen neex loolu c'est pas normal du yoon dañ ko wax nag dañ koy dénoncer man dinaa ko dénoncer. am na procureur yu baax nag ñu baax ñu ma xam am na ay magistrats yoo xamante ni bi ay président de cours et tribunaux yu baax yu jub yu ma xam naa syndicat aussi des magistrats du Sénégal ñu ngi kaas seen ay droits ñooñu tey ñoo ngi xeex président waratul jiite haut conseil de la magistrature suprême ñooñu tey ñoo ngi xeex président waratul nommer les présidents des hauts cours et tribunaux du Sénégal ndax ku ci ne xam ne Macky Sall mooy nommer président tribunal yi ci Sénégal gépp mooy nommé waa haut conseil de la magistrature suprême mooy nommé procureur mooy nommé procureur général Macky Sall mooy nommé ñëpp. loolu union magistrat des magistrats du Sénégal ñoo ngi koy xeex depuis des années. condamné naa nag kilifa diine keneen moo ci am kilifa diine sax gars yi dañ ko jël kilifa diine ëpp na personne lambda doomu aadama simple donc Assane Diouf waru ko saaga waxuma la kilifa diine. parce que ku bëgg ñu respecter sa waajur wala nga respecter nit ñi da nga war a respecter waajuru jàmbur yi loolu c'est très clair loolu mooy li nga xamante ne bii moo jaadu. waaye nag bu ñuy àtte bu mu am 2 poids 2 mesures kaawu Assane Diouf nag 2 poids 2 mesures la Assane Diouf def na njaaxum nañ ko àtte tëj ko ci kaso bi mais nañ tëj saagakat yi ci des saagakat yaa ngi foofu ci nguur gi di taxawaaloo di def lu leen neex di voyager yor seen i passeport diplomatique yor seen xaalis di gundaandaat ci réew mi. kii moom c'est un pauvre quoi c'est un pauvre ñun baadoole yi ñun ñooy wax rek ñu ni banque ci kaso bi comme ça ñun ñi nga xam amuñu ndey amuñu bàyyi amuñu kenn ku ñu yiir loolu moo jaaduwul. dégg naa aussi ay chefs religieux yuy wax naan Assane Diouf Ablaye Wade moo ko fay wala Assane Diouf dafa dof Assane Diouf doful junne jàpp ko nit njaay la dofut junne jàpp ko xam na bu baax li muy def. dégg naa sëriñ booy yooyu nag di wax naan waaw dafa saaga Ablaye Wade moo ko kii moog Madické Niang c'est faux c'est pas vrai dañ bàyyi li ñuy wax ku ci bëgg neexal Macky Sall rek wala bëgg Macky Sall jox la passeport diplomatique wala jox la xaalis rek ngay taxaw di wax lu du dëgg nit ki nag koo mënti doon boo waxee lu du dëgg ñu ne la waxoo dëgg parce que dëgg moom yàllaa ko moom. problème mu chef religieux yi nag buñ bëggee mu deñ ñoom ci seen bopp ñoo koy dindil seen bopp ñoo dugg ci politique bi de ñoo ci dugg. Mbàkke nag aw sant la si aw sant la laay aw sant la ñas aw sant la comme si la ni mu nekk sant ni ko faal nekk ni ko jóob nekk ak njaay doonal kilifa gu mat kilifa jaar ci yoon wi nit ñi topp la gëm la faale la fonk la doonoo ko dugg ci politique bi di xëccoo boo waxee lu dëgg ñu dajji ko teg fële loolu il faut que mu leer. c'est pas des choses yoo xam ne dañ koy wax pour di saraxu nit ñi non non saraxuñu kenn sëriñ saa ngi fi kilifa yi ñi ngi fi respect bi leen di jox ba léegi ñi ngi leen koy jox sëñ Muntaxa ngi fi kenn di ko gis ci lu dul yoon sëñ Cheikh Saliou ngi fi sëñ Sidé ngi fi sëñ Moustapha Saliou ngi fi sëñ Abdourahmane a ngi fi sëñ Ahmadou Rafaay la ngi fi sëñ Abo ngi fi mais mbàkke yi ñu ngi fi nit ñaa ngi leen yaakaar di leen topp parce que ña nga ca tool ya di bay di dunde yor ay taalibe di leen tarbiya di liggéey di def ci ñoom loolu la leen seeni baay ak seeni maam jàngal soo ko fa bàyyee nag yow nga ñëw Dakar jënd fa sa kër gu baax yor say oto di gundaan ndaat naan Assane Diouf daa dof wala dañ koy fay c'est pas vrai kenn fayu ko loolu tamit na leer parce que il faut pas que ñu topp na continuer di xas nit ñi waaw nangam sax non man li may wax dama ko wax lu leer la Assane Diouf dendal na ay saaga ay kilifa procureur woo na ko parce que ñi mu dendal ay saaga ay nit lañ ñoo xam ne ay nit ñu mag ñoom ñoo wéeru ci seen ginnaaw kon kooku dañ ko war a woo biñ ko woowee maintenir na li mu waxoon ne maa ko wax ñu denc ko ci kaso bi
d'accord mais nañ denc ñu ci des buñ bàyyi ñu ci des moo tax Sénégal amul justice ay injustice yi neen moo fi am muy Khalifa Sall muy Assane Diouf muy ñeneen injustice yi neen moo am ci réew mi injustice boobu nag yéen waa Sénégal yéen a ko war a xeex partager leen waxtaan yi ngir doomi Sénégal yi nekk ci diaspora bi ak ñi nekk ci àll bi di ko gis réseaux sociaux yi njariñ bi mu am léegi mooy nit ñi lu ñuy wax nit ñi dinañ ci mën a jot pour mën a leeral kon partage bi ngeen di partager benn bouton bi ngay gis benn bouton bi ngay bës ne j'aime wala benn bouton bi ngay bës partager ko pour ñeneen gis ko yaa ngi liggéeyal sa réew yow mi may seetaan bul ma seetaan rek yem ci partager ko ngir yeneen i doomu Sénégal gis li ñuy wax xam ne li ñuy wax dëgg la du ay kàcc du ay sos ñun ñëwuñu fi pour kàcc ñëwuñu fi pour sos dañ fay ñëw pour wax dëgg te ragaluñu ci kenn kun koy waxal nag ginnaaw bu nga xamante ne bi vraiment bëggoon nañu dolli parce que il faut nit ñi dellu si waat seen xel ñu xam ne kilifa pour ñu fonk ko da nga koy wone kilifa pour ñu respecter la da ngay nekk ci yoon bi pour ñu respecter la mais lan moo xew Sénégal léegi kilifa yu ci bari laa wax da ngeen leen di xool kan la ñuy recevoir woykat bi Youssou Ndour bu ñëwee ñu xàllal ko ubbil ko woy lay def ku ci nekk xam na woy am pola joueur bi bu Alaaji Diouf ñëwee ñu xajal ko bu mbër mi ñëwee ñu xajal ko wala Wally Seck ñëw wala nangam sangam ñooñu la ñuy xajal mais yow taalibe bi nga xamante ne bi yaay joxe addiya yow yaay dem daayira bu gàmm jotee wala magal yaay reyu nag jël sa ñaari junni yi di ko joxe di raam di pour nga gis sëriñ bu audience sax problème la pourquoi ça loolu duñ ko wax man taalibe bu moo bëggee gis sama sëriñ wala yow mii bëgg a gis sa sëriñ da ngay sonn pourtant woykat bi moom parce que woy na parce que siiw na wala parce que am na télé rek ngan parce que moom nit ñi ñu ngi koy gis rek bu ñëwee dañ koy ubbil yoon bi kon yow toujours pauvre bi daal mooy gën a pauvre fii ci Sénégal pauvre bi bu ñuy tëj kaso moom la ñuy tëj kaso pauvre bi bu fekkente ne dem nga si kilifa diine bi yow mën nga fa am ñaari fan di rang doo gis sëriñ bi léegi bu woykat bi ñëwee moom dañ koy xàllal moom diw de Youssou Ndour la ubbi leen Youssou Ndour lu muy def doo am fo rek la ndax diine dafa wax loolu voilà mbir mi nii la demee mbokk yi dafa neexut ci xol mais nii la demee neexut a wax ndax boo ko waxee ñu ne la waa da ngaa yabaate neexut a wax parce que boo ko waxee ñu ne la waa da ngay saaga da ngay fontoo nit ñi da ngay tooñ kenn tooñut ay dëgg yu wér mais péng la lu leer la li may wax nii lu mel ni midi la kon yéen askanu Sénégal yéen jeunesse su Sénégal jóg leen ñu jële fi ñii yéen askanu Sénégal jóg leen ñu jële fi nguurug Macky Sall ak Macky Sall buñ ko jox ñaari mandat na fi yem Macky Sall doy na yéen Modou yi jóg leen yéen Modou yi jóg leen parce que wax jot na Modou yi yéen Modou yi am ngeen doole yéen Modou yi am ngeen xaalis jóg leen ngeen génne moyen yi Modou yi ci diaspora bi jóg leen jàppale leen ñu jële fi Macky Sall man taxaw naa man pour jële ko fi jàppale leen ñu jële fi Macky Sall ñun duñ ay triant man boog du ma triant du ma sàcc soxlawuma dërëmu kenn jàppale leen ñu may leen ñu doole ñu jële ko fi lañ leen wax pour restaurer la vérité au Sénégal indi séparation des pouvoirs au Sénégal mbokk yi Modou yi ñaari junniy Modou rek lañ soxla xam nga Modou yi 3 millions lañ 2000 Modou lañ soxla yéen États-Unis waa Canada waa Brésil Argentine yéen ci continent américain bi Europe France Espagne Italie mais jóg leen ngir yàlla Allemagne Belgique jóg leen ngeen jàpp ci liggéey bi waa Chine waa Asie waa Australie yéen Modou yi jóg leen ñu jàppoo booloo suñu ay doole buñ ko defee Macky Sall dootul def lu ko neex ci réew mi man maa leen ko wax wallahi jóg leen yéen Modou yi ñu ànd ak waa Sénégal yi nekk biir Sénégal jeunes yi nga xam ne gëm nañ Sénégal jeunes yi nga xam ne gëm nañ avenir u Sénégal ñu boole suñuy doole génne Macky Sall ci présidence de la République 2019 nañ ko fa jële parce que Sénégal léegi waratul toog ron réew moo xam ne ab dictateur wala kuy buur di bumi moo koy yor non waratul nekk loolu pourquoi ñuy seetaan mu yor pouvoir yépp Macky Sall benn nit yor tous les pouvoirs moo ko yore
loolu dañ ko fi war a jëlee. bëggoon naa def benn brèche wax ci port xam ngeen ne port fan yi génn fa conteneur jafe na trop yéen waa port yow ministre des transports maritimes mais port lu fa xew port lan moo waral léegi bateau yi bu ñu ñëwee dañuy toog foofu ba maar dem Mauritanie dem Côte d'Ivoire décharger door a dellu si port lan moo xew port yéen ñiy dugal seen i conteneur na ngeen ko xam de gars yi yóbbu seen conteneur yi actuellement nii weer a ngi nii seen i conteneur mi ngi port mënuñu ci ko jot parce que directeur bu bees bi nee na daal day contrôler qu'est-ce que c'est que ça bateau yi dañuy ñëw léegi ba port de Dakar toog fa pour war a décharger xam ne mënuñoo décharger ñu dëpp dellu Mali dëpp dem Côte d'Ivoire wala ñu dem Gambie décharger ba pare dellu si waat Dakar door a décharger waaye lii lu mu doon nii yéen lii lan la qu'est-ce que c'est que ça waa port yi gars yi génne seen i wax nañ ma ko sonn nañu port gars yi fa ne sonn nañu yéen nguurug Sénégal yow ministre des transports déglu li ñu lay wax yow directeur u port bu bees bi remplacé Cheikh Kanté lijjantil li nga xam ne moo nekk ci port bi conteneur gars yi ñu ngi foofu di cloisonné yaa ngi rey économique moodu yi dugal ay conteneur seen économie mi ngi yàqu parce que ñi ngi ñëw Sénégal waroon fi def 15 jours génne seen conteneur jaay ko demaat ñi ngi fiy def ñaari weer léegi qu'est-ce que c'est que ça bu ngeen mënta liggéey réew mi ngeen bàyyi ko bu ngeen mënta yor réew mi baleen ko te bàyyi ni ngeen di toroxale seen askan yéen askanu Sénégal nag yéenay seetaan ñu leen di toroxal de yéenay seetaan ñu leen di toroxal mais réew yëpp dañoo bañ réew mu fi jàll wala mu avancé fi dafa xeex ku ci xeexul doo am dara Sénégal na ngeen xam ne buñ xeexul duñ am ñaar dërëm na ngeen ko xam de waaw. force de sécurité et de défense nag mooy police armée gendarmerie sapeur ak douane yéen a yor sunu kaaraange yéen armée Sénégal waruñu leen a dugal ci benn njombe yéen gendarme yi waruñu leen a defloo benn njombe ndax ay doomi Sénégal ngeen yor yi rakk yor nday yor bàyyi ci réew mi nag waruñu leen a dóorloo doomi Sénégal yi ngeen leen di yóbbu ci prison yi di leen torturer wala ngeen di leen dóor kenn santu leen ko amul benn policier bu ñu sant ne la jàppal nit nga di ko dóor ba muy bëgg a dee kenn waxu la ko da ngeen fa war a nekk pour assurer la protection des personnes et des biens mais pas pour ngeen di dóor nit ñi ak a rey nit ñi nguur gu leen ko wax ministre de l'intérieur bu leen ko sant bañ leen ndax seeni doomu ndey ak seeni frère ngeen nekkal warul leen a torturer warul leen a dóor mais gars yi li ñuy nekk ci kaso yi di ko dénoncer tamit metti na loolu nag lu jar a wax la yéen a fi nekk ngir assurer suñu sécurité pour Sénégal bu nu mënee tëdd ci réew mi mais armée bi moo tax ñu mën a normal ba terrorisme amu fi armée bi lañ ko war a gërëmee war nañoo gërëm gendarmerie ndaxte ku ci mën a déplacé wu entre région ak région c'est la gendarmerie war nañoo gërëm police bi ndax ku ci mën a nelaw sa kër police moom moo tax ngay nelaw war nañoo gërëm sapeur parce que ku fi lakkale ñoo lay fayal sag lakk war nañoo gërëm douane parce que fraude bi ku ko nar a dugal ci réew mi di jaayal lu yomb ñu interdire ko mais ngàcce ngaalaamaa yéen ci loolu mais loolu nag bu mu tax ñu leen di dugal ci yëfu corruption wala ñu leen di def loolu bon ngeen di ko nangu bu leen ko nangu. maa ngi wax nguurug Sénégal nag ne li ñuy fay armée bi du dara ay soldats su bari jot nañ ma di ma informer ay 150 000 francs lañ leen di fay du dara di jënd ay chars de combat ay avion ay bateau ay nangam naan bateau de guerre ñuy def 4 avril ñuy ngandulu naan waaw ci Sénégal mi ngi armé wu Sénégal mi ngi armé wu alors que yow doomi Sénégal yi war a yor arme yooyu amuñu lu nu lekk waaw du ngeen gestuwaat soldats si ngeen fay leen fay gu baax du ngeen gestu gendarmerie ak police ak douane ngeen fay leen fay gu baax ngir corruption bi wàññeeku ci réew mi bu corruption bi ëppee ci réew mi ci ñooñu rek dañ leen a fay gu baax man gis naa leen jël naa ci ay renseignement yu baree bari man xawma woon ne gars yi taxaw si mbedd mi su gàmmu amee wala màggal ak yooyu ay ñetti téeméer lañ leen di fay par jour wala 2000 francs maximum ñooñu ngeen di gis ñuy taxaw si yoon bi chaque 200 mètres yor fetal gi kalashnikov bi wala yooyu mais ñooñu ñetti téeméer wala 2000 francs lañ leen di fay par jour ñu yendu fa 6 heures ci suba ba 6 heures ci ngoon loolu c'est pas normal ñiy assurer suñu sécurité nañ leen di fay gu baax muy soldat muy gendarme muy police muy sapeur di rey boppam di fay ay lakk douanier yi aussi nañ leen fay gu baax loolu mooy mën a tax corruption mën a wàññeeku ci réew mi loolu tamit vraiment bëggoon naa ko préciser ndax nit ñi sonn nañu retraités yi xool leen Sénégal retraités yi sonn nañu ñoom it interpellé nañ ma amuñu dara ay pension 2 mois 18000 ak 12000 20000 30000 mais 30000 par ñaari weer naka lañ koy fayee ab retraité
ci réewu Sénégal gi. balaa ngay joxe bourse familiale di ko politiquer naan ku voteelul Macky Sall doo am bourse familiale retraité yi nga xam ne dañoo liggéey 40 ans 35 ans nañ leen fay gu baax jëlal 25 millions yi nga def ko ci xaalisu retraité yi ñoo am sax 75 000 francs par mois am lu nu dundee. Sénégal inégalité yi dafa bari mbokk yi inégalité yi nekk ci réew mi dafa bari te ku ko wax ñu yóbbu la ku ko wax ñu bëgg la lekk na la yow dangaa soxor kenn soxorul dëgg lañ leen di wax. Macky Sall liggéeyut Sénégal liggéeyut fii la nekk moom njabootam Sénégal ku bañ ñu wax ko loolu nag ko bàyyi. constitution Sénégal moo tere ab président de la république ngay jël sa njaboot di ko jaxase ci ni ñuy gérer réew. Ablaye Wade defoon na ko doomam Sindiély ak Karim Wade ah Sindiély ak Karim Wade rek la Ablaye Wade jëloon de ñu leen di reeg wax tey Macky Sall nag léegi moom ak Aliou Sall ak Adi Sall ak Amadou Sall ak Marème Faye ak Mansour Faye ak Gorgui Faye ak Tafa Faye ak Ablaye Faye ñoom ñëpp ñu yor suñu xaalis te kenn du wax nag ku wax ñu ne dafa réew dafa saaga président dafa soxor dafa bon non non soxoruñu saagawuñu président li ñuy wax mooy président bi li muy def moom la tegut fenn jaaduwul te dañ koy dénoncer nag ñun ay acteur politique lañ ci réew mi duñ ay baadoola duñ ay jaam duñ ay nit ñoo xam ne aussi danoo xiifunu soxlaa lu ñu ñaddre moom bum ñu gis buñ ko gis mais danañ ko wax dëgg parce que Macky Sall moomul Sénégal de yéen diaspora bi jóg leen ñu jële ko fi jóg leen ñu jox ko benn mandat mu dem yoonam. na fi Macky Sall jóge bu fi jógewul danañu torox yeneen juróomi at maa leen ko wax. Sénégal gii mbokk yi inégalité yi fi ñàkk moo tax réew mi mënta dem Macky Sall mënuñu ko jox 10 milliards caisse noire jox ko ay 60 milliards fonds politique jox ko budget présidence Macky Sall yor police yor l'armée yor gendarmerie yilif leen yor député yi assemblée nationale di buur di bu mu ci réew mi. il faut que ñu arrêter loolu mbokk yi il faut ngeen xam ne Sénégal problème bi sax des fois da nga naan du Macky Sall problème bi ñun la ñun ñi ko bàyyi muy def lu ko neex ñun ñoo ko fal mais nañ ko fi jëlee ñu teg Sénégal ci yoon ku ci nekk xam na ne séparation des pouvoirs amut ci réew mi. Macky Sall yilif justice bi moo yilif assemblée nationale waaw nuñ koy saafara mooy ñu jox ko benn mandat delloosi rétablir la vérité dans le pays rétablir la vérité mooy ñu indi séparation totale des pouvoirs justice yi moom seen bopp juge yi ak magistrat yi di daje di fal seeni kuréel ngir mën a yor réew mi assemblée nationale moom boppam nguur gi ñu mën di leen contrôler corps de contrôle yi ci Sénégal te ñu nekk présidence de la république ñu jëlee leen fa ARMP OFNAC CREI Cour des comptes IGE nañ leen jëlee ci loxol président de la république ñi war a saytu alali Sénégal bu dee ñu ngi ci loxol président dañuy saytu la ko naqari mënta nekk mbokk yi lii mooy dëgg corps de contrôle yi nañ leen génne présidence de la république bu ñu leen fa génnewul duñ mës a seet kenn ku bokk ci nguur gi. li koy saafara nag mooy pétition bi ñuy woote mooy 2 junniy nit lañ soxla ci Facebook bi 2 junniy doomi Sénégal yu gëm seen bopp gëm seen réew bëgg seen réew ñëw ñu jële fi Macky Sall nañ ko fi jële ci informer nit ñi nañ ko fi jële ci partager ay vidéo di waxtaan nañ ko fi jële ci échanger ci gox-goxaat yi yéen waa diaspora bi jóg leen ñu jële fi Macky Sall mais mënuñoo bàyyi ay ministres yoo xam ne ak gouvernement boo xam ne dañoo arrogant alali Sénégal nu leen neex lañ koy kasar-kasare yori milliard léegi dem leen seet ministre yi Macky Sall yi ñoom ñëpp a yor xaalis léegi ñoom ñëpp ay milliardaires lañ ñoom ñëpp a yori kër léegi ay kër yu ngande kër yoo xam ne boo ko estimé 500 millions ngay wax 800 millions kër yu 1 milliard fu ñu ko jëlee fan lañ jëlee loolu ci juróomi at dañoo yabaate nguur gouvernement bi dañoo yabaate ñi ci nekk dañoo gën a yaree di ko Assane Diouf laa wax ñoo ko gën a yaree di ko fuuf Assane Diouf ab personne simple la yow ministre bi doo personne simple de da ngay kilifa nit ñi fonk la di la joxe garde corps jox la sa wàccuwaay foo dem sax ñu lay rëkkal junjung li waaw yow ngay taxaw assemblée nationale di saaga nit ñi comme ça pourquoi ñuy saaga nit ñi yow yaa ñu gën nday Amadou Ba bay taxaw assemblée nationale naan ku def ku baax na ku deful sa affaire la yabaate xamoo dara
Amadou Ba na ngeen xam ne xamul dara, ministre des finances la bu gën a nul ci ministre des finances yi Sénégal ma sa amul xam-xam bi. bu ko amoon du ñu indil déficit budgétaire 20% ba pare di def emprunt obligataire di ci teg 6,3% di yokk milliardaires yi ay milliards. c'est pas normal. Ousmane Sonko la benn laaj la ko Ousmane Sonko laaj rek mu patiné. qu'est-ce que c'est que ça? Sénégal waruñu nangu lii. yéen waa Sénégal jóg leen ñu ngi leen di woo. diaspora bi maa ngi leen di woo jóg leen ngeen jàppale ñu jële fi Macky Sall mu am benn mandat mu dem. Macky Sall benn mandat la war a am de doy na sëkk doy na sëkk. gis ngeen Emmanuel Macron président France 39 ans la maa ko mage benn at. Emmanuel Macron président France maa ko mage benn at ëpp ma xel ëpp ma xam-xam ëpp ma fit. nu mu def ba yor France ñun ñi mën nañoo yor réew mi nañ bàyyi bu ñu waxee ñu naan waa Macky Sall bu fi jógee ko fi ne c'est pas vrai ñëpp a mën a yor réew mi. Sénégal ñëpp ko mën a yor Demba Seck yow mii Ndongo Mbaye Birahim Tafa Touré yéen ñi ñëpp mën ngeen yor Sénégal man mën naa yor Sénégal laa buñ ko mënul yor nañ ma ko jox ma yore ko. Macky Sall moom rek mënut a yor réew mi bu mënoon a yor réew mi du def njaaxum yi yëpp ñuy def ak ñuy seetaan ci Sénégal. àll baa ngi nii amuñu dara àll baa ngi nii 70% réewu Sénégal dañoo ndóol amuñu courant amuñu ndox ay yoon demu fa amul hôpital amul l'école. ñii toog naan way président bi def na way Diamniadio machin Diamniadio buddi say immeuble di tabax noonu di dem rek alors que boo demee à 200 mètres nit ñi amuñu eau potable. c'est ça le développement du Sénégal c'est buddi ay immeuble à Diamniadio alors que à 200 mètres les gens n'ont même pas d'eau à boire amuñu eau potable. mbokku Sénégal réfléchir leen ci seen réew. mbokku Sénégal yéen jeunesse bi yéen ñii may seetaan di samay doomu nday samay frère 2000 personnes lañ soxla 2000 ñu jële fi Macky Sall maa leen ko wax je vous le promets ñaari junniy nit nañ ñëw ànd ak ñun ñu jële fi Macky Sall léegi mu am benn mandat mu dem yoonam. ñu arrêté lu ñuy def jël milliards yi caisse noire dañ ko fi war a jële waratul am Sénégal fonds politique dañ ko fi war a jële jëli xaalis di ko jox yi sëriñ dañ ko fi war a jële passeport diplomatique yi ñuy kasar di ko jox ñi nga xam ne yayoowuñ ko dañ ko war a arrêté dañ ko war a arrêté. Sénégal mënul continuer ci rythme bi mbokk yi ñu di ko seetaan man woyalu ma kenn sàmbay mbayaana lu ma kenn neexalu ma kenn sama yoon nekku ci woyalu ma Ablaye Wade du Idrissa du Macky Sall du kenn du Tanor waxuñu seeni wax. yéen indépendant yi la yéen waa Sénégal suñ réew mi politiciens yi ñoo ko yàq nañ leen fi jële yor suñu réew mi tegaat ko ci aw yoon teg ko ci ay yoon yu jub mën nañ ko buñ fi nekk kan di ñu rey dang naan ñu ay bu fi Macky Sall bu fi jógee ñu bari mën nañoo yor Sénégal moomu kenn yaakaaru woon ne dana yor Sénégal te mu ngi nii yor ko def fi tooxi doonu yu ko neex nu ko neex lay yore réew mi dem yoonam. maa ngi leen di ñaan nañ ko jox benn mandat maa ngi leen koy ñaan 2019 Macky Sall na fi jóge bu fi jógewul réewu Sénégal dina torox maa leen ko wax. ñun nag soxlaa luñ ko dërëm yaakaaruñu ko dégg naa rek des fois da nga wax ñu naan waa day wax rek de waaye bu ko Macky Sall woon Macky Sall di bu ma wooyee ci ngeen di xam ne nag am na doomi Sénégal yoo xam ne ba léegi li ñuy bañ ñu ngi koy bañ bëgguñu ko soxlawuñu ko jóg leen ngeen ñëw dugg ci MPES jëf ak njariñ ay indépendant lañu ñu dajale waa Sénégal ñëpp naka ci yam indépendant yëpp obédience boo mënti doon nañ dajaloo am doole jun fi jëlee ñii ngir defar sunu réew mi buñ leen fi bàyyee dinañ continuer di toroxal askan wi li ñuy def mooy géopolitique bi ñuy def dem ci kër sëriñ si naan waaw dañ leen di neexal li ci def ñu jël ay chef ay personnes ressources ay woykat ak ay footballeur ak ay nangam di leen neexal ndax nit ñi seeni fans ña nga fa li ci des ñu jël ko yóbbu ko ci bourse familiale li ci des ñu kasar-kasaree ko mais kañ la àll bi di amam ndox kañ la àll bi di am courant kañ la àll bi di am l'école ak i poste de santé ak yoon yu fa dem kañ mbokku Sénégal jóg leen lii may wax nii du sama bànneexu bakkan lii may wax nii du lu ma neex may toog nii di wax rek mbokku Sénégal jóg leen injustice bi bari na jóg leen ñu changer suñu réew mi jóg leen ñu xeex jóg leen ñu jële détenu politique yi ñu jële leen ci kaso yi yéen ñi nga xam ne yéen ay mbokki Khalifa Sall ngeen ay mbokki Assane Diouf jóg leen ngeen ñëw jàppale ñu jële fi ñii bu ñuy tëj nañ tëj ñëpp man li ma d'accord mooy loolu bu ñuy tëj nañ tëj Assane Diouf
nañ tëj Cissé Lo nañ tëj Jules Diop nañ tëj Penda Ba nañ tëj Yakham Mbaye nañ tëj saagakat yi. te pourquoi ñu tëj naam pauvre el pauvre ñu tëj ko comme ça ci kaso bi. procureur war nga bañ loolu maa ngi lay ñaan na nga bañ loolu yaag sa mbokki procureur yi dee leen xool lu ngeen di def. yàlla mi ngi fi yomal xiyaam mi ngi fi mi ngi ñëw ñun ñëpp dinañ dee lépp lu fi waay def nit nga toroxal ko parce que ndax yow sa poste bi nga ne bëgg nga koo téye ba tax président du Sénégal wala am ministre sant la loo xam ne def nga ko jaadul boo dee di nga ko layoog sa borom de. boo toroxalee doomi jàmbur ci kaso bi ba mu dee fa boo deewee di nga ko layoog sa borom de. man maa ngi leen koy wax nag képp ku fi jiite Sénégal yor fi ndomba tànk di abuser ci sa ndomba tànk di toroxal doomu aadama mi yàlla dina la toroxal bala ngaa dee maa leen ko wax. bépp kilifa diine aussi bu fi nekk di seetaan injustice ndax xaalis bi ñu lay jox ndax ndomba tànk yi ñu lay jox ngay seetaan ñuy toroxal say taalibe wala ngay jaay say taalibe yàlla dina la toroxal képp ku ko def nag ak koo mënti doon waaw. maa ngi tuubal ñëpp nag vraiment di ziar ñëpp vraiment di jégalu encore une fois ci waxtaan bi guddal gi jël nañ tuuti seen temps mais il fallait que ñu wax ko tuuti ndaxte Amadou Ba li mu def assemblée nationale c'est indigne d'un ministre de la République c'est indigne. Maïmouna Ndoye Seck lu mu wax c'est irresponsable pour un ministre de la République. Assane Diouf li ñu ko def c'est une injustice totale bien que cautionné wu ma saaga yi mais injustice la ndax buñ ko tëjee war nañ tëj ñi ci des. Khalifa Sall est un détenu politique lii la fi Macky Sall nekk mbokk yi c'est ça. waaw léegi nag yéen waa diaspora bi yéen ñi nga xam ne yéen a ngi ñuy seetaan nekk bitim réew yow mi may seetaan yow mii partagel vidéo bi mooy premier jéego bi nga war a njëkk a def. bu dee bëgg nga lu baax bu dee bëggal nga ñu lu baax bu dee yéene nga li ñuy xeex ñu am ci ndam yow mi may woo yow mi may félicité yow mi may ñaanal li nga ma mën a gën a mën a jàppale mooy nga partager vidéo yi mooy nga jóg ñëw ànd ak ñun ci xeex bi ci sa ñàq ak ci sa kàddu ak ci sa jëf ngir ñu jële fi ñii. yéen waa diaspora bi jóg leen am ngeen jéego bu rëy am ngeen liggéey bu rëy yéen a ngi bitim réew xam ngeen li xew bitim réew vous êtes très intelligent yéen a gën a yeewu ci àddina bi parce que gis ngeen yéen li xew. jóg leen ñëw ñu jële fi ñii jóg leen jàppale nu ñu jële fi ñii wallahi ci suñu dëgg la nu nekk wallahi duñu ay nafiq wallahi duñu ay fenkat wallahi duñu xaalis moo ñuy tax di wax fii bëggal suñu réew jàmm bëgg lu baax bëgg réew mi doon patriote doon doomi Sénégal te gëm ko loolu moo ne fi teg mais du ay mooningu kenn bëgguñu ko soxlawuñ ko mais nag ministre bu fi toog di jaay arrogance di jaay reewande taxaw assemblée nationale li saaga nit ñi comme Amadou Ba ñu dénoncé la wax ko ba Sénégal gépp xam ko parce que yaruwul moom Amadou Ba. Maïmouna Ndoye Seck la même chose di inventé di wax lu dul dëgg ndax lan pour neexal Macky Sall. maa ngi leen di tuubal nag vraiment di déglu ci seen temps bi nu jël di leen jox rendez-vous incha allah samedi bii di ñëw bu soobee yàlla parce que waxtaan bi bëri na mais incha allah dañuy koy def comme ni ñu ko doon defee rek samedi ji jot. saa bu ñu ko jot gi mayee ñu dugg wax leeral Sénégal li fi xew leeral ko waa diaspora bi ndax dañ leen di nax TFM lañ leen jox ak RTS yoru leen Walfadjri yéen waa bitim réew du ngeen seetaan Walfadjri kon amul contre pouvoir li leen neex rek lañ bëgg ngeen di ko gis RTS ak TFM télévision yi nguur gi lañu lu leen neex la ñuy wone bu leen seetaan bu leen gëm lavage de cerveau lañ leen di def yéen population Sénégal bi nekk ci diaspora bi bu leen nangooti di seetaan RTS ak TFM dañ leen di nax liñ leen di wax dara du ci dëgg man maa ngi nii Sénégal de li ñuy génn ci télé bi dara amu ci ay kàcc ci neen la man maa ngi fii ci réew mi seetaan buñ bëggoon dëgg dañ leen di won Walfadjri won leen Sen TV won leen TFM won leen RTS ñeenti télé la mais ngeen xool bu ngeen xoolee information yi mais nag ay professionnels nekk ci seen ginnaaw écran modifier seen i information wane lu leen neex ngeen di ko gëm bu leen topp RTS bu leen topp TFM dañoo manipuler information di leen won li neex nguur gi bañ leen ko man maa ngi fii Sénégal li ñuy wane dara lu ci dëgg réew maa ngi gën a ndóol réew maa ngi gën a torox bu ñëwee ñu wan leen ci écran télévision buddi ay immeuble wan leen aéroport bi di ko campagne ngeen yaakaar ne ñu ngi liggéey ñu de àll bi nit ñaa ngi dee nit ñaa ngi ndóol gaa nga fa nit ñaa ngi torox amuñu lu ñu lekk amuñu lu ñu naan yéen diaspora bi xalaat leen ne seen mbokk yaa ngi ci àll bi amuñu lu ñu lekk amuñu lu ñu naan oto yi oto amu fa amul yoon amul poste de santé amul dara
xiif baa nga fa. buñ leen won ay télévision nag génne leen ay immeuble ngeen di ngand bu aéroport bi buñ ko inauguré ngeen yaakaar ne def nañ dara de Sénégal nit ñaa ngi dee. loolu na ngeen ko xam, man maa leen ko wax te sosuma ci yokkuma ci fenuma ci. man du ma fenkat, du ma fenaluma kenn, du ma fenal kenn de. maa ngi leen di ñaan ngeen jóg jàppale noonu ñu dindi injustice bi ci Sénégal. may leenu doole, nguur gi dañuy ngand di wax nii rek. population bi bu jógee rek ñu daw, ñoo gën a tapet fii, dañuy wax rek. may leen ñu doole ñu jëla leen fi. njaareem nag gi may jeexalee fi laa dëkk. njaareem sonn nañu, waaw Jurbel sonn nañu mbokku Sénégal. Jurbel gi ma dëkk nit ñaa ngi torox, amul lumière. Jurbel salte na.